Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça, c'est Youssou N'Dour. mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ak seen yéen ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës secrétaire général SYNTES Modou Guiro moom mooy addu ci saisonniers ya nekkee ca compagnie sucrière ca CSS lam ca xam ne nag moo di toll nañu ci ñetti junni téeméer yoo ca jël juróom-ñett fukk ak ñeent yi la ñu leen di fay mënatul lenn seen ko njaboot mu ni faaw ñu xoolaat yooyee cold ca Richard Toll kon la yëkkee yooyee kaddu mu doon visité compagnie sucrière sénégalaise liggéeykat ya naka la ñu fay dundee coowal Yavuz Selim gouvernement bi du benn yoon boo xamante ni am na ca responsabilité jëwriñ ji ñu dénk wàllu ko njàng mi moom moo xam le lu ni mel Serigne Mbaye Thiam ma nga woon ca diwaanu ko Thiès foofee waajuru ndongo yi toll kon ci ñaari téeméer ak lu tekk ña ngay sàkku ñu delloo leen seen inscription yu doom lakk ga woon ca marché Sandaga guddik ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre atum 2013 coow li fayagut ba tey ji ña nga xamante ni ñoom ñoo ca lorule ña ngay topp nguur gi ci wàllu kon ndàmpaay waaye it béréb yi ñu leen dugalaat danañu xayma boobaak léegi fan la dossier bi toll dalal ci Papa Djili Diakhaté moom moo yor seen kaddu ñoom ñu leru woon ci googee lakk papa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna Ngoné di la ziare. ñal na yàlla nangu ziar kon waxtaan wi ca kanam tuuti la ñu koy amal la xool dossier bi ak la ca nguur ga waxoon ak boobaak léegi fan la toll danañu demit ca diwaanu Thiès ak mbir yi kon visite technique yu fa indi ay jafe-jafe waaye it béréb yoo xamante ni gars yi yitte woon nañ ko fa ñi yëngu ci wàllu ko dem ak dikk ñu gis ni loolee sooke na fa loolu lépp juróom fukki woto ñu immobiliser ko fourrière ko fa ci contrôle boo xamante ni doon nañ ko def ñu gis ni bari na loo xamante ni ci wàllu këyit gaa yi ña nga ko fay jàmbat danañu àddu ci njeextalu xibaar yi ak arbitre yi fas yéene teew kon ci li nga xamante ni moo di coupe du monde des clubs diggante juróom-benn jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre ci Abu Dhabi lay doon ñett ñi kon xam nañu leen Malang Diédhiou Djibril Camara ak El Hadj Malick Samba ponk yaa nga mbokk yi nis tut kon ñu yaatal ko. dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias nuyuwaat leen kon di leen ziar tàmbali ko ak visite bi nga xamante ni secrétaire général bu SYNTES Modou Guiro doon na ko visite nga nekkee kon ca compagnie sucrière sénégalaise foofee àdduna fa ci mbir yi seen i payoor nee na téeméeri liggéeykat yoo fa jël juróom-ñett fukk yi ak ñeent tey jii ñi ngi dund dëgg ak ay jafe-jafe seen i payoor jariñ tu leen dara xayma nañu leen ñu def lu ëpp ñetti junni ak lu teg moom Modou Guiro ni kon yëf yi faaw ñu xoolaat ko ci micro Seen Diop la ñuy teewloo ay kàddoom. ay saisonniers
yoo xam ne gis nañ ni ci at mi juróom-benn weer lu ñu liggéey seen juróom-benn weer yooyu bañ ko waxee maxar yi wax ko nan nañu def pour jàppale leen pour que ñu am yeneen juróom-benn weer yoo xam mën nañ ci yëngu di am lu ñu yóbbu seen kër te mot nañu 3 junni liggéeykat ci des mooy la nga xam ne ñun ñi nee nañu solde yi muy fii muy feneen di Sénégal ci monde bi 84% ci liggéeykat ci àddina bi la ñu am doyatu leen ndax salaire la ngay fay ko dafa la war a permettre nga mën a fay sa kër am foo dëkk mën a faju yàq sa njaboot mën a yóbbu say xale ñu dem jàngi mën am loo lekk ak loo denc tuuti waaye tey kuy waxal yàlla xam ma ni loolu biir Sénégal ak ci monde boo koy xayma ak suut la donc moo tax ñun dañ def benn campagne boo xam ne bi lancé naa ko 7 octobre mais dañ koy defaat day soj pour que ñu xam ni tey war nañu yokk solde yi njëg salaire yi ci biir àddina bi ak ci biir Sénégal waaye aussi campagne boobu day permettre aussi ñu ne fépp fu inégalité nekk war nañ ko wàññi. Modou Guiro soloon dàllam kon dem nimiku ci liggéeykat yu compagnie sucrière sénégalaise yeneen yi kon beneen domaine njàng mi ak coow la ca Yavuz Selim foofu it jeexagul ak lu ci mënti xew ministre bi ñu dénk wàllu ko njàng mi xam le na ni amul benn responsabilité ci wàllu woowu ci cérémonie distribution ay kits ak bibliothèque scolaire la ko xamle ma nga woon ca Thiès ca école Iba Katiba foofee waajuru ndongo ya fa nekkoon ca Yavuz Selim bu Thiès toll ci 200 ak 20 ak juróom nee nañu leen delloo seen inscription yu doom loolee kon la ñu xamle ñu teewlu ci leeral yi nga xamante ni jëwriñ ji ni na ko ci cib jokkoom ak Cheikh Anta Diop Latir Sey. école Yavuz Selim yi nga xam ne kuréel gu ñuy wax Bechkent Ejetim moom moo leen yore woon du mën a continuer di fonctionner. waaye ci biir at mi mënuñu woon a wax xale yi ñu arrêté seen jàng ñu bàyyi leen at mi pare. balaa école di tijji ñëpp dégg nañ ma Sénégal ma ne école yi. ci administration Yavuz Selim du mën a continuer di fonctionner kon boog boobu waajur yi mënoon nañoo jël seeni matukaay ñi nga xam ne ñoo yore école bi tamit waroon nañoo bañ a jël ay frais d'inscription. bi nga xam ne loolu am na gouvernement bi. pour que jàngalekat yi fay nekk mën a continuer di jàngale di am seen solde. xale yi mën a continuer. gouvernement bi proposé na pour ñu def administration provisoire mu tekki woon ay proviseurs ñu nommé ko ci école yooyu. ay directeur ñu nommé ko ci école yooyu ba nga xam ne ñoom danañu mën a continuer école yi di fonctionner. waaye loolu ji nga xam ne ñoom moomoon école yi bëgguñu ko. su boobaa école yi tëju. ñooñu nga xam ne ay liggéeykat lañu. ki ñu amaloon contrat de travail mooy Yavuz Selim. contrat privé la seen différend dañ koy régler donc ci privé boobu. liñ ko bëggee woon a préserver mooy li ñu waxoon jël école yi def ko administration provisoire. continuer xale yi di jàng ñoom ñi fay liggéey ñu toog di liggéey bi ma leen dajee ak ñoom parce que liggéeykat yi daje naa ak ñoom ma ne leen ñun xëj na benn directeur rek lañ fay indi yéen ñi fa nekkoon ñëpp da ngeen di toog waaye ñoom am na ci ñoo xam ne ñi dañoo àndoon ak administration Yavuz Selim ci li ñu doon def ak ay parents d'élèves su boobaa dañoo nekk ci relation privée su fekkee ne dañoo am loo xam ne lii dañ koy kaas wala dañ koy laajte wala parents yi am ay frais d'inscription dañuy dem adressé wu ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon xaalis bi muy relation privée jàngalekat yooyu bi ñuy dem di signer contrat ak Yavuz Selim ñun ministère bi sax yëguñu ko woon. ma nga ko Serigne Mbaye Thiam jawriñ ju ñu dénk wàllu ko njàng mi rapport mondial suivi ci wàllu ko njàng moomee Sénégal bari na yoo xamante ni wax na ko ci jubbanti joyanti ko ci bokk na ci loo xamante ni nimiku nañu ko fi ñu ni téeméeri gone yoo jël ci préscolaire bi juróom-benn fukk yi ñi ngi ci privé bi te loolee dëppoowut ak noo xamante ni noonu la yëf yi war a doxee ba tax na gouvernement bi foofee faaw mu def ci ay jéego Nicole Bella statisticienne bu UNESCO moo ci indi leeral. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des filles qui se posent... ci rapport 2017-2018 yi jëm ci tolluwaay njàngale mi ci àddina gi fii ci Sénégal gis nañ ne taxawaay bi nguur gi war a taxaw ngir xale yëpp mën a dugg école daanaka des na ndaxte boo xoolee ci wàllu préscolaire bi daanaka école privée yi ñoo ci gën a taxaw te ku ne école privée wax ne danga war a fay ngir nga mën a dugal sa doom école mu jàng te jàpp nañ ne xale yi ñi ci gën a bëri seeni waajur seen loxo di jot seen ginnaaw ba ñu mën leen inscrire ci ay école privée ñu mën a tàmbali seen jàng donc ci fànn woowee gouvernement bi war na ci gën a taxawaat ndaxte dañu ne équité maanaam xale yëpp am droit dugg école waaye nag su dee ay école privée ñoo gën a bëri ci wàllu préscolaire loolu day wane ni rek ne am na xale yoo xam ni ndaxte wàllu njàngale moom bu ñuy njëkk lim ku ci gën a nekk responsable maanaam nguur gi la donc war na xoolaat
ci yan anam nay dugale xaalis ci wàllu njàngale mi ak tamit xaalis boobee muy dugal ci ban fànn lañ ko utiliser. Droit à l'éducation et pour s'assurer que tout le monde a droit à l'éducation. ma ngoog ñëpp jote ci njàng mi nguurug Sénégal nag ñu wax ci wàllug gerte gi ak proposition bi ci njëg li fi ñu ko fixé ñeent fukk ak ñaar la loolee ñu dëggal ko ci kon conseil interministériel daal di it tënk taxe à l'exportation yi léegi def nañ ko juróom-benni dërëm juróom-ñett fa la nekkoon ba tax na nag benn fan ci weeru ko décembre ca la ñu tënk ngir fas yéene tàmbali loolee di collecte bi Cheikh Tidiane John Pape Sangone Mbaye ñooñu teewaloon ca ndaje ma ci boobee élément kilogramme gerte gi niñ ko waxee mi ngi toll ci ñeent fukk ak kon ñaari dërëm foofee kon lañu ko daal di fixé gaañ yi jàpp nañ ne nag nguur gi mënoon na ko yopp kon xëy na sax ba ñeent fukk ak juróom ci loole la ñi yëngu ci gerte gi xamle waaye ñeent fukk ak ñaar yooyu kon ci la ñu ko tënk collecte bi benn fan ci weeru décembre dana tàmbali Cheikh Tidiane Dione. léegi leer na njëgu gerte gi xam nañ ko ñu ngi koy weccee lu ñeent fukk ak ñaari dërëm suñ ko méngalee ak campagne bu daaw bi kilo gu ne teg nañ ci ñaar dërëm. mooy ñeent fukk ak ñaar yi ñu daan jënde kilo bi moom la ñu delloo si waat damay fàttali ni loolu bu ko état bi defee am na effort bu mag bu mu def parce que boo xoolee cours mondiaux yi njëgu gerte dafa xaw a wàcc tuuti na mu wàccee ci yeneen dëkk it am na ñoo xam ne seen production dafa yokk dëkk bu mel ni Chine bi nga xam ne sunu gerte lay jël. production ren dina yokk ci téeméer boo jël fukk ak juróom. ndax fii may wax ak yow benn kilo gerte boo jënd ci bitim réew mi ngi toll ci 187 francs su gouvernement bi ne kon da koy jënd 210 kon gouvernement bi dimbalewaat na béykat bi kilo bu ñu jënd dina ko ca tegal 23 francs pour que béykat bi la mu liggéey mu mën koo jëriñ waaye itam mu mën a des ci mbayam gerte bi. ngir daal di amal campagne de commercialisation bu jaar yoon daal di teg ab fonds boo xamante ni dina daal di jënd lu toll ci 55 000 tonnes lii di semence certifiée ci beneen wàllu ba tamit am na yeneen xeetu semence yoo xam ne dañoo fas yéene daal di koy subventionné. benn bi nekk ci 20 000 tonnes de semence écrémée parce que dafa am programme boo xam ne moom lañ fi nekk di ko doxal pour multiplier semence écrémée yi te pour corriger li nga xam ne mooy yànq fii ak fële état bi dina jël 20 000 tonnes yoo xam ni da koy def ci programme multiplication des semences noonu lay jëlee it 10 000 tonnes yoo xam ne dañ koy jagleel gox yi nekk ci sud bi. beneen décision bu tukkee ci ndaje mi nguuru Sénégal ne taxe exportation bi léegi ñu ngi ko tënk ci juróom benn dërëm. lu opérateurs yi doon xaar pour taxe bi nga xam ne def nañ ko ci kilo gerte bu ne bu ñuy exporté mu nekk ci 40 francs donc dañ doon seet naka lañ koy indee ci 30 francs waaye état bi dina jël matuwaay pour dès que mu mun ko rek mu indi taxe bi ci niveau boobu. daaw dañ leen waxoon ne ku ci jënd benn kilo xott boo ko yóbboo bitim réew da nga ci fay taxe bu toll ci juróom-ñetti dërëm gouvernement bi nee na ren day wàcce juróom-ñetti dërëm yooyu def ko ci juróom-benn dërëm waaye nag balañ koo mën a def dafa fekk ne comme yóbbu nañ dossier yi assemblée foofu mu am benn loi de finances rectificative. production ren bi nag mu ngi toll ci 997 553 000 tonnes moom la ñu war a xaar ni ki ren jii. loolu nag suñ ko méngaleeg bu daaw daanaka mën nañ ne am na yokkute leneen luñ ko mën a yokk bokk na ci démarrage effectif bu collecte bi ñu ngi ko jàpp benn fan ci weeru décembre. mi ngi noonu kilo bi niñ ko waxee tënk ko ci ñeent fukk ak ñaar kuréel gi ëmb béykat yi cadre national de concertation des ruraux jàpp na ni nguur gi mënoon na caa daal gën a dugal loxoom yóbbu ko ba kon ñeent fukk ak juróom seen porte parole àddoo lu mel ci digg bëccëg bi sànq ci rajo Futur Média boobee campagne ngir bañ nag dara am ci wàllu ko lënt nguur gi nee na bépp facture boo xamante ni rek seen i borom jotuñu woon seen i koppar danañu dégager benn fond ngir lu ni mel ñu saafara ko ca na mu gën a gaawee ki yor kaddu gouvernement bi moo ko xamle ca conseil interministériel bi ñu doon wax sànq ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bi la ñu amaloon moomee ndaje Seydou Gueye ak suñuy reporter ñu teewlu ko. lépp lu nekkoon facture ci autorisation yi nga xam ne ci campagne yu daaw bi toll woon na ci 41 milliards la ca ëpp fay na ko la cay des xëy na yées na ñetti milliards donc te balaa at bi jeex ak ndimbal suñu borom dinañ ko mën a fay. te la ñu amee huiliers yi it te mu toll ci ñeenti milliards ak juróom dinañ leen ko mën a fay balaa at bi jeex Sonacos bi nga xam ni mooy outil bi nga xam ni moom la politique bi développé premier ministre joxe na ay tegtal te matuwaay sax commencé nañ ko jël pour mu mën a jot ci alal ji mu soxla pour mun jënd gerte gi pour mën ko defal.
ma nga ko doon nañ leen ko junj lii ci ndorteelu ko xibaar yi ak lakk nga xamante ni moom moo amoon ca bâtiment central bu marché Sandaga ñaar fukki fan ak juróom la woon ci weeru octobre 2013 boobaak léegi fan la dossier bi toll Papa Djibi Diakhaté mooy gan gi moom mooy porte-parole des victimes papa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna Ngoné. 2013 ba 2017 ñeenti at gannaaw lakk googee guddi kon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre la woon atum 2013. ñetti fan bâtiment ba dara desatu ca am ñu ca doon yëngu ngeen bokkoon ci ñeenti at gannaaw mbir mi fu dossier bi féete. waaw tey la am ñeenti at maanaam boo ko xaymaa muy 48 mois ñu xayma ko ci ay fan mu war a nekk 1462 jours yoo xam ne yu tar la yu metti la ci borom kër boobu ba léegi nag évolution amu fi ñëwoon naa fi daaw di jooy ren ñëwaat naa fi ak naqaru xol ak yaakaar ju tas ngir ñi ñuy administrer dañ ñoo yëgul parce que lu day ni catastrophe Sandaga lakk ñetti fan lu mat 944 chefs d'entreprise nekkoon fa te ku ci ne am na lu mat juróom-ñett wala fukki nit yu bootu sa ginnaaw kooku boo calculer c'est un chiffre énorme à ne pas négliger ñooñu boppi boobu ba léegi ñu sànni leen ci mbedd mi kenn waxul ci ñoom kenn deful ci ñoom te lakk googu ba muy am aussi lakk gu doy waar la parce que dafa tey xel parce que jamono boobu kenn nekkatul ci marché ba dañ ko tëjoon te biñ ko tëjee aussi dañ fa dugaloon ay policiers ñu koy sécuriser. fekk ñu bëggoon ngeen génn ci béréb ya. dañ ñoo génn ca biti dugal fa ay policiers ñu koy sécuriser kon bu lakkee guddi lakk gi doy na waar ñun jàpp nañ ne loxo doomu aadama ma nga ca parce que ba muy lakk 3 foyers d'incendie lañ fa gis angle bu ne ma ngay lakk. sapeur pompier yi bañ fa ñëwee parce que tey damay dugg ci détail bien sapeur pompier yi bañ fa ñëwee Lamine Gueye am na oto bu fa gaare Jori Émile Badiane am na oto bu fa gaare côté Ponty am na oto bu fa gaare te oto yooyu yëpp presque dañ doon def navette ñu ne ndox amul ci guddi gi ndox amul parce que lakku Sonacos métti woon na trop mais méttiwuloon ni lakku Sandaga di war a durer 3 jours kooku tey na xel. kon daal ci leeral xëy na mu ñu gënee sori ci kàddu yi dañ koo lakk ngir xëy na ngeen am la benn yoon. ci exactement dañ koo taal rek parce que dañ ñu fa bëggoon a jëlee. mais mënoon nañu communiquer waxtaan ak ñun rek parce que lépp loo gis ci àddina ci waxtaan lay mujj bu communication amee ñu waxtaan solution am toujours àddina noonu lay doxee. mais pourtant autant ñoom dañu dégagé woon seen responsabilité xam le ni laalewuñu dara si ak lakk boobu mais enquête dina am enquête bi lan la wone. waaw mais xam nga responsabilité boo koy dégager day fekk ñu ne la yow la wala dara sax mais yow dafa lakk nga woo ñu rek ne ñu du ma responsable te ñu qui s'excuse s'accuse ñun waxaguñu dara dañ ñëwoo rek ñu ñëw ñu ne ñu l'état n'est pas responsable ñun ñoom ñoo ñu génne dugal fa seeni policier préfet bi superviser lépp bu lakkee kañ ñun dañuy jàpp ne ñoom ñoo ko lakk ñoo ko tëj jaay ñu doole ñoo ko lakk kooku je signe et mën naa fournir toutes les preuves qu'il faut. kooku amul lu ma ciy ragal. mais autant déglu nañ leen ci enquête bi yéen ñi nga xamante ni yéen fa amoon seen alal wala. enquête 4 ans résultat yi génnagul ba léegi ñun ba léegi ñu ngi xaar résultat enquête bi chaque année ñu bind ministre de l'intérieur di ko laaj résultat enquête bi la ñuy xaar enquête bi ba léegi gisaguñu résultat yi xamaguñu nu mu demee xamaguñu ne xam nañ ne daal ay milliards yàqu na fa sunu alal yàqu na fa te état bi yëguñu parce que boobu ba léegi du interlocuteur du audience bu ñu mën a am ci président. kan ngeen contacter. amuñu benn interlocuteur sinon ay ministres conseillers la ñuy dajeel ak ay ministres yi nga xam ne ñoo fi nekk ku ci ne ci branche bi nga nekk bu ñu ñëwee ñu dalal ñu giifal ñu mais bu ñu paree foofu keroog la ñuy gëj a recevoir. ñun boobu ba léegi ci noonu la ñuy dox soo gisee mun def 4 ans nag dañuy ay nit yoo xam dañu responsable yaakaar ne ay responsable lañ ko séqal. mais ñoom bu ñu leen recevoir lan lañ leen jox lan la ñuy teg seen loxo quand même parce que 4 ans war na mën a am une certaine évolution. nee naa la information à ce jour ci affaire Sandaga ñun amuñu ko léeg-léeg ñu dégg rek maire Dakar wax ci rajo bi ne am naa nangam damay defar Sandaga waaye dafa am blocage ak dafa nangam mais ñun principaux concernés yi waxaguñu dara. loo xam ne lu ñu mën a dégg la ñu daal génne nañ ñu jël une partie yóbbu leen champ de course teg leen fa ñuy dee benn par benn 27 bi ma fi ñëw 25 la woon xaw ma 24 léegi ñu ngi ci 27 yoo xam ne dénombré nañ leen ne Sandaga lañ nekkoon di exercer te jóge nañ fa ñibbi nañ barsàq ñii naqaru xol moo leen yóbbu ñii xol bu jeexal leen yóbbu vie brisée désespoir lépp a ngi ci. mais góor gi est-ce que loolu du kii xëy na yàllaay jël bakkan. non yàllaay jël bakkan mais man bi ma fi ñëw daaw takku ma woon weer te maa ngi nii di takk weer léegi
te je sais que stress permanent bi may dund moo ma ko yóbbee maa ngi jaabante hôpital te toog naa 17 ans naanuma comprimé piqûrewuma lan moo ma ko yóbbee stress bi may dund parce que koo xam ne da nga bâtiroon sa bien-être defar sa assise toog di liggéey pendant 40 ans bay dimbale ay doomu aadama ñu jékki-jékki sa alal yëpp nga taxaw di ko xool muy lakk mu wóor la ne doomu aadama loxoom génnu ci mais boo ko mënul faj xam nga mënuñu ko faj parce que à 65 ans man du ma dem di xeex ci mbedd mi ensuite réew mi dafa am lu ma ci liggéeyoon man donc du ma dem di yàq ay bien de l'État du ma dem di taali pëna loolu duñ ko def damay yaakaar ne man responsable la attitude bi ma adopté pendant 4 ans ma adopté benn silence damay yaakaar ne ñi ma ko séqal aussi war nañu responsable xalaat ne fii ay nit a fi nekkoon jëlee nañ leen fii catastrophe am na fi mais nañ leen dimbali ñu repenser ni activité. mais bu benn responsable la amul enquête bi joxewul dara mën nañu xalaat ni ay waxu ndàmpaay moom kenn waxu ko jamono ji. ah man de jusqu'à la fin du monde ba keroog may sama bakkan bii di fi nekk danaa laaj li ma moom lii ma yàqule parce que maa ko liggéeyoon état joxuma ko man maa ko liggéeyoon di ci tedd di ci teralaate kon bu ma demee ba nëgë ni bu ñu nee duñu responsable wala nangam ma ko indi nangamu duma ko mës a gëm ci àddina su ma ci mënul dara tamit ma bàyyi ko ci loxo yàlla rek te xam ne toujours dëggay mujj ci àddina loolu laa gëm man. mais site bi ñu leen yóbbu ngeen ni arrangé wu leen tey jii muy site de recasement boobu. site ba ñun bañ fa yegsee sax dañu ne xanaa fii cimetière la loolu la ñuy njëkk a wax ndax wéetaayam ak xóotam benn kàmb la boo xam ne fa la fas ya daan dawe ñu dendale kook bâtiment boobu ñu doon wooyee 4C bi tiim autoroute bi te bañ ko defaree ba léegi amul kenn ku fa dugg xaalis bu ñu perdre foofu rek la far ñu tudde ko 3C mooy cimetière des champs de course ña fa nekk ñëpp bépp ñu toog fa ba léegi ñii am na ñu dee ñu suuli leen am na ñoo xam ne seen effort de reprise yëpp dafa seey parce que ngelaw moo fa nekk ak naaj ak bu tawee muy taa benn hangar rek lañ fa def ku daan évoluer ci magasin di fermer di cadenasser nga jox ko benn hangar ne ko kay toog fii daajal taabalu bant kuy soo ko commencé commerce moo koy def. léegi ci ñeen na fa doon yëngu concrètement tey jii bu fekkoon xëy na gars yi bëgg nañ ci indi solution ñaata ngeen fa ñàkk si alal. ci alal soo ko xaymaa de 3 milliards yi tegal na moom 3 milliards yi tegal na. parce que xam nga lakk bu amee say kayit yëpp lakk sa comptabilité lakk yow yàlla may nañu sax commerçant moom toujours esprit dana jàpp ne jëndoon naa nangam de amoon naa stock nangam. te boo xoolee tablier ya fa nekkoon tablier bu gën a tuuti mooy pour foute yi table boo ci gis war na am 3 millions 500 ñun suñu magasins yi c'est des magasins qui font 60 à 75 millions au minimum boo ko duyee ba mu fees boo imaginel nga am ci ñaar wala ñett wala ñeent. mais gannaaw jàpp ngeen dañ leen a tooñee tout est-ce que jëloon ngeen avocat. jëluñu dara ci yoon tamit pour xëy na yoon yëpp la fi nekkal ñu jëm ko régler. jëluñu dara dañoo jàpp ne ñun ay taalibe lañu. intercepté nañu suñuy kilifa wax ñu ne dal leen dinañ ko waxtaane dinañ ko nangam te comme taalibe su ko sëriñam waxee loolu lay def loolu la ñu def métti na trop nag mais da nga toll fa xam ne patience dafa am fu mu yem moo tax léeg-léeg tubaab bi ne patiente ba sax mu ne la patience jusqu'à quand fi ñu toll nag jusqu'à quand boobu man ci laa toll man mi nga xam ne maa leen représenté ci patience jusqu'à quand boobu laa toll mooy léegi mesure radicale rek moo fi des bu fekkee ñoom yëguñu ñu mënuñu ñu faale on sera obligé def li ñëpp di def rek. muy lan mooy li ñëpp di def rek ñu ñëpp di def kay iltifada la ñuy def rek comme am ñu ay fital ñu gàddu ay xeer ak ay yet rek ñëw xeex ak ñoom. mais est-ce que loolu mooy solution bi sànq yéen a ngi koy wax xëy na ñenn ñaay mag lañ kàttan gi nekkatu fi wàcc ci mbedd mi fas yéene jaamaarloo ak takk der yi loolu est-ce que tey jii. waaw mais j'espère que duñ fa yegg parce que yaakaar naa ne ay responsable lañ ko séqal xanaa ñoom du ñu seetaan seen i papa ak seen i nijaay di ñëw di xeex ak ñoom ñuy fayu quand même lu ñu kii tamit ñun on est là depuis avant l'indépendance ñoom ils sont nés après l'indépendance je veux dire ñi ñuy administrer aujourd'hui tey ñi ci juddu après indépendance moo ci gën a bari defe naa ne ñoom xanaa dinañ réfléchir que kii suñuy nijaay ak suñuy papa lañu am nañ doom yoo xam ne ñoo ma maase j'espère que bu ñu génnoon sax di manifester du ñu dóor ay lacrymogène ak yooyu parce que liñ ci avalé avant tey doy na sëkk. parce que nee naa avalé wóorul de dóor nañ ko fi ay mag mais ci wax wàllu wi est-ce que jéem ngeen a contacter waat autorités yi fi nekk xoolaat ak ñoom rapidement ministre de l'intérieur bu bees beeg yooyu pour jéem a indiwaat dossier bi quand même xëy na dara feeñ. 4 ans ngi nii ñuy wut audience ci président mënuñu ko am toujours dañuy buté ci ministres yi ak conseillers yi ministre bu bees bi
contacté guñ ko parce que dañ doon xaar mu installé wu ba pare ñu bind ko benn lettre demandé ko audience mettre au courant de situation bi fi prédécesseur am bàyyi woon. En tout cas tout ce qui est autorité religieuse ak autorité administrative mbiru Sandaga moom amul ku mu ump xanaa ñàkk yëg moo fi nekk. Ensuite peut-être am na leneen lu ñu namm ci Sandaga moo tax bëgguñu ci wax parce que amul kenn koo ci ku lay recevoir dañ ko bëgg a récupérer parce que Sandaga fi ñu toll jongoma la boo xam ne toll na ci koo xam ne sur le plan géographique ak sur le plan financier li muy représenter c'est des milliards. Il n'est pas question que ñetti bawol ak ñeenti Pël Fuuta di fa nekk di emmerder nit ñi dañ leen di dégager affaire bi ñun noonu rek lañ ko jàngee pour ñun ñi opérateurs yu mag yépp seen bët ñu ngi ko teg Sandaga man mi bu ma amoon alal dinaa teg sama bët keneen noonu te pourtant université informelle la formé na fi ay cadres yu bari ay chefs d'entreprise yu bari jaar nañ Sandaga xale yi dañuy jóge université ñëw foofu di jàng marketing parce que jaaykatu informel li ñu mën te ñun ñooy jeexitalu économie réew mi. nga xëy na daal ku leen dàmpoon yëf yi moom xaw a tane. waaw damp bi moom ala kuleyalin. bu boobaa problème mu bët yeeg yooyu yëpp di ngeen ko. yëpp a jeex moom nee naa la ci table lay mujjee. bu ñu toogee ci table y a toujours une solution dañoo juum tooñ ñu suñu président n'est-ce pas que moom mooy garant de la sécurité des personnes et des biens ñun dañoo juum tooñ ñu ñoom ñoo juum tooñ ñu mais il n'a qu'à réparer mooy lan ñu toog ci table ji ku ci ne li nga xam ne yaa ko ñàkkoon liggéey ko kenn mayu la ko ñu estimer ko jox la ko après bu leen neexee seen marché ngeen ko jël ñoo ko jël su leen neexee mais ñun li ñu moom rek la ñuy réclamer. ma ngoog Papa Djibi Diakhaté lañ doon dalal porte-parole ñi nga xamante ni ñoom ñoo lakkle woon kon seen alal fële ca marché Sandaga kon marché boobu bâtiment central ba ñu lay gërëm ci teewaay bi yaakaar ni balaa heure bi déwén saafara incha allah dina am déwén ci waxtu yi dañu toogaat di waxaat même problème bi. man de tant que maa ngi noyyi man te am possibilité bi suñ ko réglé wul toujours dinaa ñëw di ko wax de bis bu ma deewee nag mbooyee boo ñu ñëw jaale si ma mais man du ma ko mos a noppee wax. li ma liggéey moom 63 ba léegi sama morom bi di foy di def lu nekk man ma nekk fa di ñafe pendant 50 ans kooku du ma ko mën a baal doomu aadama moom du ma ko mën a baal doomu aadama président 4 ans ngi nii ñu lay ñaan audience nangu woo ñu wuyu faale ñu nga woo ñu nga toog ak ñun nga waxtaan solution mën na am yéen a juum sa njaboot ñoo juum ci sa biir njaboot da ngay toog nga régler problème boobu ñun loolu la ñuy lancer comme appel j'espère que déwén bu ma fi ñëwee tamit du ma fi ñëwee naqar mais dama fi ñëw kontaan participer ci liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéey te ñëpp d'accord nañ ne yoonu émergence la ñun dañ ci am luñ ci war a liggéey ñun. donc waruñu ñu laisser en rade. Ensuite ma rappeler leen ne que économie réew commerçant moo ko yore surtout commerçant marché parce que ñun ñooy jeexitalu lépp. baykat beeg nappkat beeg sàmmkat bi yépp seen produit marché lay jeexee n'est-ce pas importateur industriel bu defaree tant que marché lay mujj jeexee kon ñun ñooy le cœur ñun ñooy jeexitalu commerce ñu jeexitalu économie réew loolu il faut président xam ko. yaakaar ne boobee appel Papa Djibi Diakhaté yëkkati porte-parole kon ñi lakkale ca marché Sandaga dana àgg ci nopp président ba ñu indi ci saafara di ko gërëm ci teewaay bi ak disponibilité bi jaajëfal ko bu wér di leen masaw ci loolee nga xamante ni moom la ñu dund tamit dem ba diwaanu ko Thiès ak jafe-jafe ci wàllu ko visite technique ak ay ñoo xamante ni sax ña ngay dawal te amuñu permis loolee tax na ci opération de contrôle bu ñu doon def juróom fukki véhicule ak lu teg daat nañu leen di tegee nale immobiliser leen wala fourrière Cheikh Anta Diop la Tersay. Thiès la ñu tànn ñii di ay kilifa jóge ci ministère bi nga xam ne moom moo yor wàllu transport lu jëm ci wàllu tali bi àndoon nag gouverneur bu Thiès doon amal nag ay contrôle jëmale ko ci oto yi àndoon ak ay takk der ak ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci ay oto gouverneur bu Thiès rafetlu ko lool. saa bu accident amee nga romb ko sa xol jeex nga gis ay néew ay cadavre yu tëdd nga gis ay nit yu blessé ci hôpital yi. loolu bu boobaa di nga xam ne mesures yi ñuy wax du pour sonal kenn mais pour aar nit ñi la te loolu nag mission président de la République la mission premier ministre la mission ministre des infrastructures la ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale mais mission sénégalais bu ne la. ñu ngi insister nit ñi ñu respecter réglementation bi parce que nga ñëw dugg benn Jakarta mu yóbbu la ba fële si sortie Thiès bi si àllu Kaañ nga taxaw foofu dinaa da ngay aussi auto stop bu la yóbbaale muy wala maraudage mais yow même si tu te mets dans l'illégalité et dans l'illégalité loolu sa fekk nga góob ko gar ko. oto yu bëri nag teg lañ leen loxo gis ne ñu ci bëri amuñu woon ay kayit wala sax ñi nga xamante ñoom ñoo ko doon dawal amuñu benn permis. ñii di dawal oto yi ñenn ñi amuñu permis
ñenn ñi amuñu assurance ñenn ñi takkuñu seen casque ñi yore volant di téléphoné te loolu vraiment loolu mooy andi accident de la route yi. visite technique bi aussi loolu mooy ci wàllum oto bi ci boppam visite technique mooy oto bi jagul. ñu def juróomi point de contrôle benn point bi ñu def ko ñaari point gendarmerie booy dugg si Thiès jógee Dakar ak benn booy génn Thiès di jëm Tivaouane def nañ fa ñaari point gendarmerie ci biir dëkk bi nag def nañu point fii ci mairie de ville. bu Thiès. ñu gis nag bilan bi lu toll ci juróom fukki oto de teg nañu leen loxo ba jamono yi ñu ngi ci buntu commissariat central bu Thiès. parking bi fees dell gouverneur na lii duñu ko dakkal daañu wëyal di ko amal fii ci diwaanu Thiès. moom Jules Sagna moomee ngeen seen ci biir reportage bi secrétaire général les ministères biir wàllu infrastructure yi ba mu jógee Thiès sarale na ba Louga contrôle ba àgg na ba ca boor yooyee foofa it bari na loo xamante ni nimiku nañu ko fa ci rëq-rëq ci ñi nekk ci kaw tali bi ba tax na daal lëkkaloo nañu fa ak police ak gendarmerie ak douane lu toll ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróomi woto yu teg jot nañoo wax ak ñoom ñu teewlu ko moom Jules Sagna ci micro Thierno Fall. waa infraction yi bëri na loolu moom seetlu nañ ko fi xam nga infraction yi malheureusement sensibilisation war nañ ko def communication nañ ko def mais léegi nag il faut dañuy jàpp ne dañu taxaw ci du ma wax répression moo bi dafay am doole mais dañuy taxaw ci sanction te sanction yi du leneen lu dul appliquer code de la route koo xam ne oto bi boo ko xoolee xam xel ne kii warul mën a daw wax dëgg yàlla boo xoolee oto bi xam ne warul mën a daw. oto boobu nag vraiment il faut ñu fourrière ko ba waa ji defar otoom am na ñoo xam ne dañuy manqué yenn pièces yi mais boo gisee kuy dawal yorul assurance nga gis koo xam ne moo ngi dawal yorul permis de conduire wax dëgg yàlla loolu du soxor loolu du vraiment bëgg a punir nit ñi mais kooku il faut ñu def li nga xam ne loolu code de la route wax. Magal Touba ci bët Saalum ak réew mi ñu ngi koy waaj bu baax communauté bi ëmb taalibe murid yi fële ca diwaanu ko Kolda ak Diaobé Kabindu ñoom amal nañu am ndaje ñaan màggalu ko jàmm dem ci jàmm mu sotteek jàmm waaye it ci wàllug wér-gu-yaram bëgg nañu gaañ yi am nañu ca taxawee ca yooyee ndaje ñu jagleeloon waajtaay màggal gi Abdoulaye Diallo mu ngi fa woon. comme ni mu xewee ci yeneen gox yi ci biir réew mi waajtaay màggal gu ren jàngi xumba ci bët saalum réew mi màggalu ren ñu ngi ko fas yéene amal le 8 novembre bi ñu dëgmal ay murid yu Kolda ñoo daldi amal ab caravane ngir dem jébbal seeni addiya ci loxo yi Serigne Mouhamadou Mahmoud Mbacké di ab sëtu Serigne Touba te nekk fii ci Kolda mu doon it ab xew-xew fi ñu doon ñaax taalibe yi ci wàllu jàmm. niki diine l'islam ni ko sëñ Touba bëggee diine jàmm la ndaxte kenn ku nekk xamoon na niki bi tubaab bi commencé du koy indi ay fitna jëlul benn gànnaay ngir jàmmaalo ak ñoom ndaxte xelam ak xam-xamam ak jàppale bi nga xamante yàlla suñu mën a jàppale na ko ak wasilam bi nga xamante ne moom mooy yónni sallallahu alayhi wa sallam loolu la jël rek mu doon li nga xamante ne tey loolu lu war a jël li nga xamante ne moom la ñu war a xeexee ak ci diine l'islam waaye di jël ay gànnaay comme ñeneen ñi ñu ngi koy defee di fekk sa mbokk jullit di jullit xakkan nga koy sànni ay bomb nga mel ni yow jullit nga loolu moom du yoon bi nga xamante ne Serigne Touba moom la digal. naka noonu it ci taalibe murid yu Diaobé Kabindu. donc tey jii nag fii waa Touba Diaobé ñoo ànd ak waa Kabindu waa Anambé ak mboolem taalibe yi nekk si gox bi di ko màggal at mu jot nag dañ koy def dañ si jàpp luñ si jublu nag mooy màggal Serigne Touba xamal àdduna bépp ni. di safar moom la ñëpp di waajal moom la ñu dëgmal mooy li nga xamante ni si mooy yitey jullit yi di tey murid yi fii nag mooy kër Sëñ Touba gu mag gi fi la ñuy defee màggal gi. Sëñ Touba est le serviteur de l'humanité il a aidé l'humanité il a aidé tout le monde donc c'est normal. au conseil collectivité territoriale ak coow lu ñu ni daal am na fa gaañ déggootuñu Ousmane Tanor Dieng loolee weddi na ko moom moomee jiital kuréel gi xam ne ni yëf yi sax daf ko bett xeetu xibaar boobee ñuy wasaare te bu doon sax xam na ak waxtaan dong moo ko mën a safara Fatou Dieng tatanay kàddoom. suñu ñi nga xam ne ñoo nekk ak man ci au conseil dañu jaaxle biñ déggee ne ci biir au conseil dafa am ay jafe-jafe yu nekk diggante président bu au conseil ak au conseil yi ñoom yëguñ ko
te ci ñoom lañ wax ne ñoo wax ne dafa am ay jafe-jafe ci suñ biir ñun benn jafe-jafe amul ci suñ biir. comme supposons que mu am jafe-jafe ci jafe-jafe yi dañ ko war a waxtaane ci kuréel yi nga xam ne ci la ñëpp nekk loolu moom institution bu ñu soog a créé mënoo ko comparer ak institution boo xam ne am na fukki at ñaar fukki at juróom fukki at kooku mais bu ñuy soog a créé foog mu am ay tëlëf-tëlëf loolu nag dañ ko war a waxtaane suñ ko waxtaanee rek nañ gis ay solution su neexee yàlla. session boobee doon amal ñaareelu session ordinaire am ñoom waa conseil collectivité territoriale gis ni bokk na ci la gën a nekk seen i jafe-jafe financement collectivité territoriale yi nit ci li ndaje mi ak Fatidian Younous Diatta. mango kon dañ na ci dellu si daal di wax ci mbir yi ngor foofee nag askan ma ñoom ñoo taxaw xam le ni jigéen ña fay ñëw di jaay seen bopp loolee la ñu bëgg mu dakk ñu gàddu sax seen i pancarte fesal ko ci maam yi it bëgg nañu ajuma ji ñu amal ci ay xutba ci jàkka yi dimanche ñu ciy waajit ndaje mu mag a mag borom gaal yi foofee it jël nañu dogal ni loole dootuñu ko seetaan ci ku fa nar a duggati gaal ngir lu ni mel duñu la yàpp Papa Fara ñi nga Thierno Laurent Mendy. lu doy waar waaye dëgg la bu ñu sukkandikoo ci askan wi dëkk fii nee nañ seen gox bi lu ne moo fi xew li nu mel naqari leen lool tax ñu taxaw témb ngir faj ko. foo dox ci mbedd yi ñi nga fa toog toogin wu ñaaw toogin wu àndul ak orma amul dara. soo demee ba gis ay xale yu ndaw ñii wóor la sax ni am nañu lu mat 16 ans ñu yore ay pancarte di bind promotion sexe subhanallah promotion sexe 500 francs CFA sa àddina lay tukki. danañ sensibiliser dëkk bi yëpp ba nga xam ne ku gis loo xamante ne jaaxal na rek boo ñu informer on va informer à la gendarmerie. li ñu bëgg moo nekk bëggatuñu gis kenn ci île bi muy jaay boppam. loolu imaam yi sax fa seen cee def ab xutba ajjuma bi ngir xamal ko askan wi. alxuraan dafay wax ne moytu leen fitna goo xam ne bu yàlla di indi musibam du yem ci ñu ko doon def képp. ajuma incha allah dañ bëgg kenn si ñun imaam yi dana taxaw ci dëkk bi waxtaanu ko ak waa dëkk bi gannaaw bu ñu jullee ba pare ñu woo waa dëkk bi yëpp si jumaa bi waxtaane mbir mi incha allah loolu daal mooy première phase bi nga xam ne moo war a am si ajuma bi. ñiy dawal gaal yi sax nee nañ képp koo xam ne xam nañ la ngay jaay sa bopp dootoo ci duggati ñu yóbbu la ca île ba. bu ñu waxtaanee dañu gis ne vraiment lii il faut ñun ñu jóg ci. ñu ci jógee aussi ñun transporteur ñu jël décision ensemble pour interdire traverse yëpp. ñi fay indi xale yi jigéen ñi ak ñi leen di làq ñëpp di leen fat ci kër yi ñoom ñëpp tamit association bi nee nañ teg nañ leen bët ngoruwaay ñu ngi ñaan nguur gi mu jël ci ay dogal. fas yéene nañoo amal ab dajaloo bu mag dimanche bi ci île bi. tàggat yaram ak ñetti arbitre yi nga xamante ni ñoom ñoo fas yéene représenté Sénégal ci coupe du monde des clubs ñu jàpp ko juróom-benni fan jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru ko décembre ci Abu Dhabi bokk na ci Malang Diédhiou Djibril Camara ak El Hadj Malick Samba laata Abu Dhabi nag danañ dem ñoom ñett ñooñe ca Koumassi fële ca Ghana ngir match Ghana Égypte soxal dernière journée éliminatoire coupe du monde 2018 yéenekaay yi ci la ñuy daal di dal. li ñu xëy ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Luc Nicolaï dem na ardo promoteur ba def na 4 appuis ubbi l'observateur Luc Nicolaï nit ko amul sens loolee la yéenekaay bi xëy bind ci xëtamu njëkk coowal dorog li ko toppe woon ca l'hôtel Lamantin Beach Gomba wunni waat na démb cour d'appel bu Ndar moo ko àtte démb tëj ko juróomi ati kaso yoo xam ne ñeent ya lay tëdd 5 ans dont 1 an avec sursis beneen waay bi ñu ko jàppandooloon doon leen tuddandoo ca coowal dorog ba woon ca hôtel Lamantin Beach moom it justice dëggal na tuuma yi ñu ko doon toppee ba tëj ko juróomi ati kaso yoo xam ne ñett ya lay tëdd maître Bamba Cissé di kenn ci avocat Luc Nicolaï ne ci l'observateur ëpp na daan ya diis na lool peine exagérée yéenekaay bi nañu Luc Nicolaï mi ñu génne woon ci kaso bi akub liberté conditionnelle léegi dafay delluwaat kaso atte nañu ko démb ba mandat d'arrêt ko maanaam joxe ndigalul fu ñu ko fekk moom Luc Nicolaï nañu ko jël yóbbu ca kaso ba ñeenti at la war a tëdd loolee la yoon wax jotoon naa tëdd ci kaso bi at ak lu teg mu dese ko ñaari at ak fukki weer Le Quotidien nañu ñeenti ati kaso akub mandat d'arrêt Luc Nicolaï def na 4 appuis Le Témoin moom it sa xëye mbirum Luc Nicolaï ak fi mu mujj ñeenti ati kaso ak
ak ñetti téeméeri millions yu mu war a joxe ne dommages intérêts hôtel Lamantin Beach ak borom hôtel ba Walfadjri nañu mbirum dorog ba woon ci hôtel Lamantin Beach delloo na Luc Nicolaï ca kaso ba enquête dina kay xëy ñu ko xibaar ci anam wu simple Luc Nicolaï tëj nañu ko ñeenti ati kaso la Sénégal nañu moom promoteuru lamb bi àddunaam tukki na Vox Populi nañu liy gilli bu jollee jëm kaw du jur jàmm ci Luc Nicolaï juróomi ati kaso yoo xam ne ñeent yee lay tëdd loolee mooy daan yi cour d'appel bu Ndar gàll ci aw ndoddam maître Baboucar Cissé bokk moom it ci avocat yi Luc Nicolaï yi journal bi nañu moo ki naataangooy awakam donte ñoo ngi wuti pexe ba fas yéene dem cassation terewul moom avocat bi dëggal na ne Luc Nicolaï delluwaat ca kaso ba loolee lu mën a nekk la journal Les Échos mel ne ku naan ko dafay nekk sax ne bunti kaso ba ubbeeku na ba ne yàmbala ngir moom Luc Nicolaï réew mi quotidien nañu justice mandat dara ne Luc Nicolaï libération ne ko daan yi cour d'appel bu Saint-Louis daan promoteur bii di Luc Nicolaï weesu na loolee daan nañu ko ñeenti ati kaso alamaan ko ñetti téeméeri million mandat dara ko tegal ko ci Les Échos xamal ñu ne moom Luc Nicolaï bu moytuwul fii la nar a doxee ñàkk licence su promoteur am sunu lamb moom gëmul ne ak delluwaatam ca kaso ba moom Luc Nicolaï dana yàq lu bari ci activité lambam rawatina ci combat bii di combat Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ndax tey ji bu ñu ko condamné woon définitivement moom Luc Nicolaï bu boobaa mënees naa wut beneen licence ci turu Luc Nicolaï en co dénk ko yëf yi muy doxal nañu dox dem ci yëf yeneen yu yéene kay xëy def seen yëfi bopp Ousmane Tanor Dieng ak kër ga mu jiite di Haut Conseil collectivité territoriale anki dina kay nañu ba ñuy amal démb ñaareelu session ordinaire bu Haut Conseil collectivité territoriale Ousmane Tanor Dieng wax na fa lu bëri ci coow li lëmbe Haut Conseil collectivité territoriale nee na bu leen neexoon dañuy toog faste seeni loxo di xaar ba liggéeyee ñuy def te siège ba noppi ñuy soog a tàmbali seen liggéey waaye defuñu ko te anam ya ñuy liggéeyee yàlla xam na ne daraa ca yombul moom Ousmane Tanor Dieng mi ñuy ŋàññi fan yëpp di ko jéebaane ka mbii fa foore Tanor nee na loolee yëngalu ko min na ay critique ndax lu mat ñeent fukki at a ngi noonee la gaa yi dëkke ak moom fu ñu toll ñoo ngi seet lu ñaaw lu ñuy teg cib deram mandaam bi ñu naan war naa jeex ak warut a jeex ci Haut Conseil collectivité territoriale Tanor ne loolee mi ngi aju ci président Macky Sall fu mu ko yamale rek fa la yam ñu xëy yam ci xët mu njëkk Sud Quotidien fekkaat ko fa moom Ousmane Tanor Dieng yéenekaay bi dañu jafe-jafe mu di kiris bi ñu ne dafa am ci Haut Conseil collectivité territoriale Ousmane Tanor Dieng ma jiite kër ga weddi na ko ba mu set wecc ba noppi nag jafandu ci président Macky Sall ci xët mu njëkk L'Observateur kàdduy Ousmane Tanor Dieng mu naan ñu fa Macky Sall rek moo mën a décider ci sama mandat ndax dafay jeex am dafay wéy Walfadjri nañu malaise bi ñuy wax ci HCCT Tanor wax na ca waaye waxu fi dara ay kàddoom yayul kenn ambassade bu Amérique ak yëglu mu di alerte gi ñu fi defoon jëm ci wàllu terrorisme ci Sénégal loolee dafa mel ne yëngalul kenn Le Témoin ni ñu touriste ya ca Saly ga ca Mbuur alerte gi yëngalu leen seetlu gi moo di touriste yi nañu meloon ca Saly noonee la ñu fa mel ba léegi te américains yi ñoo fi alerté woon ñoo doon yëglu waaye ambassade bu France ba léegi yeyul yàbbi ci alerte gi Le Quotidien li mu xëyee ci xëtam mu njëkk romb na alerte port autonome bu Ndakaaru la gis ne mbir am na fa Cheikh Kanté ma ko jiite woon la mu fa bàyyi journal bi nañu moo di port bu xat jafe-jafe ci wàllu koom di difficulté financière borop 200% ci 2016 kii di Cheikh Kanté journal Le Quotidien nañu ci fukki fanam ak benn yu mujj ca bopp portum Ndakaaru signé na fa 416 contrat soog a dem 388 CDI ak 28 CDD. gërëm ko bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëfal leen bu weer yéen ñi doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi incha allah dana dellu si ak yéen 19h30 20h ci yeneen i xibaar ñaanal leen ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futurs Médias ba ci kanam tuuti.